asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh mbokki réew mi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm seen télévision Al Mauritania dox di wéyal di jox loxo doomaanu réew mi ñu nekk ci biir réew mi ak ca biti réew ñu jox leen cër mbokk yi di yëngu ci li yokkute koom ci réew mi rawatina ak ñu wan ko biti réew ak suñu ay doomaan ñu xëy am réew moo xam ni dafa dal ci bépp fànn waaye itam rawatina ci li ñuy dunde wala li ñuy jëfandikoo ñu am mbégte ci ñaar ba ñetti fan fukk ak juróom-ñaar jàpp fukk ak juróom-ñeent fii ci stade olympique bu Nouakchott ñu teewee fa li nga xam ni mooy une grande exposition bi nga xam ni ñu ngi ko wooyee Expo 2020 muy ñaareelu pàcc bi di deuxième édition ñu am fa nag ay gan yi nga xam ni ci réew mi lañ waaye di yëngu ci fànn yu wute ñuy suñuy doomaan waaye itam ay kuréel ya nga xam ni ñi ngi laale ak secteur privé réew mi rawatina ak gouvernement bi yëkkati woon ay mbir yu am solo di wax ci la relation bi nga xam ni moo war a dox entre l'État et le secteur privé tey jii ñi ngi koy wéyal wax dëgg yàlla ak le patronat mauritanien ñu am mbégte di dalal ki nga xam ni moom mooy Mohamed Lamine Derkly directeur de la formation ak mu nekk coordinateur ki nga xam ni mooy taxawu exposition bu am solo bi ngeen gis ci ñetti fan mu nekk ñaareelu pàcc mi ngi feggoog ki nga xam ni mooy Mohamed Val Ould Kawri di vice-président bootaayu fédération mauritanienne d'agriculture waaye nag mu nekk investisseur dans le domaine d'agriculture ñu am mbégte di ko dalal jàmm. À côté on a Habib Saliou Sall moom opérateur économique la ñu dalal ko waaye itam muy président coopérative bu am solo dinañu ñëw ci moom ci yaatal. mbokk yi am di jàmm yi fàttewuñu ki nga xam ni ab tout tànk la nekk ci secteur transformation itam di taxawu lépp li nga xam ne rek mooy yoonu ndaw yi tey jii xam naa dina gis yoon ak le patronat rawatina ak mu jàkkaarloog investisseurs yi ñu am mbégte mbokk yi nag dañuy ubbi kàllaama bi voilà de façon inclusive ñu ubbi kàllaama bi waxtaan ci li nga xam ni moom mooy ngëneel waaye li ñu jëlee ak taxawaay ci Expo 2025 mu doonoon deuxième édition Habib Saliou Sall ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm yow mi nga xam ni teewe woon nga li nga xam ni mooy exposition bi lan ngay dikk ak ñun exactement. gannaaw bi ñu sante bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñuy sant yàlla rek sant yàlla parce que bu ñu xoolee ci gannaaw le rétroviseur il y a de cela 15 ans Mauritanie tumranke woon na bare woon na ay jafe-jafe ci wàllu mbay ci wàllu autosuffisance alimentaire mais alhamdulilah rabbil alamin gis nañu ni vision wu njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani sur la politique agricole ak ci lu ñuy wax autosuffisance alimentaire wax dëgg yàlla léegi réew mi xelam dal na bu baax ba tax na xam ngeen njiitu réew mi bi mu ñëwee ba tey def na ay jéego yu am solo ci wàllu mbay mi parce que fële ci Urquiz réeréwu leen mbir ni aménage na fa lu toll ci 3500 hectares jagleel ko mbay mi maraîchage ak ceeb ak lépp li nga xam ni gàncax la réeréw leen mbir tamit Chéchia dans la commune de Djidul Mahgan njiitu réew mi def na fa aménagement wu 371 hectares jagleel ko ceeb jox ko population yi nga xam ni ñoom ñoo nekk foofu yàggul 600 hectares fii ci Rosso mbax jëkk ñëpp dégg nañu périmètre boobu nga xam ne njiitu réew mi moom moo ko aménagé kon loolu yëpp tey boo koy dajale day gis ni vision bu njiitu réew mi am moom mooy Mauritanie dootul dem di jëggaan ni lu muy dundee fenn ci réew yi nga xam ne ñoo ko wër xam ngeen ni lu bare Maroc la daan jógee wala Sénégal wala réew yi nga xam ne ñoo ñu wër waaye tey gis nañ ni daaw Mauritanie dafay jaay ceeb di jaay ceeb ba jël ceeb bi di ko jaay Sénégal loolu mu nekk une première dans l'histoire de ce pays là kon loolu duñ si sant yàlla sant njiitu réew Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani mais également sant le patronat mauritanien en l'occurrence son président Zine Abidine bi nga xam ni wax dëgg yàlla bu mu nekkee ci bopp patronat ba tey gis nañ ni mu ngi booster le secteur des PME et des petites et moyennes entreprises te loolu moom mooy vision wu le président de la République loolu la bëgg ndaw ñi bañ toog jàng am xam-xam moom mooy nga jóg dugal sa loxo ci li nga mën booy jaay beñe booy jaay gerte booy bay booy jaay jën loo mën def rek formaliser ko mu nekk li nga xam ni daa ci mën dund daa ci mën dundal sa environnement kon tey du ñuy am mbégte ci li nga xam ni mooy li ñu fekkee bërki démb fii ci stade olympique ku ñëw stade olympique gis exposition bi nu mu mel sa xol dafay sedd parce que lépp li nga xam ne rek lu ñuy dundal rek exposé nañ ko foofu lépp lu ñuy dundee exposé nañ ko foofu loolu dafay traduire vraiment la vision de son excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh ci vision bi nga xam ni moom la am ci li nga xam ni mooy agriculture ak autosuffisance alimentaire
xam nga dafa def benn discours bu am solo à Chingiti à Jowal wax nit ñi pour ñu développer il faut que ñu dem liggéey ba pare mu ñaax ndaw ñu ni leen nañu dem dugg ci mbay mi liggéey ba pare mu ni nañu transformer li nga xam ne mooy les mentalités mu nekk ñaari mbir yu am solo yi nga xam ni réew mënul yokku te sukkandikul ci loolu bu mentalité yi changé ndaw ñi liggéey loolu moom mooy indi li nga xam ni moom mooy la croissance et wàllu mbay nag njiitu réew mi dafa def ay jéego yu am solo parce que sorteem bu njëkk bu mu def ci wàllu mbay mooy dafa dem Jidul Mahgan fële ci Fass ci benn périmètre bu ñuy wax Chéchia mu def un aménagement de 371 hectares jël ko yëpp daal di koy jagleel population yi nekk yi foofu ba pare accompagner leen pendant 1 année wala 2 ans ya nga xam ni semence intrant ndox yëpp kenn du ci fay dara ci résultat c'est gratuit ay réseau njiitu réew mi moo ko joxe jox ko population loolu c'est pour les encourager ay réseau wala ci culture traditionnelle mbayum ceeb laa wax mbayum ceeb la ñuy bay culture risicole coopérative yi nekk yi foofu ñoom la ko jox pour dimbali leen population yi pour autosuffisance alimentaire pour que nit ñi tamit mën a am li nga xam ne moo leen di booster quelque temps après mu dem fële ci Urquiz aménagé fi lu toll ci 3500 hectares foofu am na ceeb am na jiw am na fruit am na lépp li nga xam ni moom mooy lu ñuy dundee mu ñëw fii ci mbaax jëkk fii ci jëkk diggante jëkk ak Rosso ak Bërën ak Tekkish Kumbaki ak PK yi dafa 600 hectares aménagé ko daaw militaires yi génie militaire ñoo ko bay mais yéene bi moom mooy ñu fexe bay ñu jox leen ko ñoom ñu expérimenté ko bu paree après ñu jox ko ñi nga xam ne ñooy population yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu ngi ñaan loolu sax bay suñu mbokk yooyu nekk foofu ñu jox leen si suuf si ñoom tamit ñuy bay di bay dundee et loolu lu gën a extraordinaire mooy njiitu réew Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ci programme bi nga xam ni mu ngi ko am ni 25000 hectares est prévu Sokam Xéera pour que ñu aménager benn place bu mag ba nga xam ni 25000 hectares lay doon yooyu yëpp duñ ko jagleel mbayum ceeb ak mbayum lujum loolu dafay traduire sa vision bi nga xam ni moom la wax mooy agriculture ak autosuffisance alimentaire Ibrahima Idriss Wade da nga xam ni réew Mauritanie fukki at ak juróom yii ñu génn boo taxawee tey ñëw stade olympique bërki démb nga xam ni réew Mauritanie wax dëgg yàlla mun na xalaat nekk autosuffisant fii lu tuuti parce que lépp lu ñuy dund tey lépp àdduna ñu ngi koy bay fii ci biir réew mi bépp légume naajeeg kànjeeg aubergine ak kaaneeg ceeb ak ñu ngi rafetlu présence su industriel bu mag bi di Mohamed Valou Kawri mi nga xam ni moom moo nekk ci bopp société bi ñuy wax SPRM ñu nekk fii ci Rosso ñoom tamit dafa liggéey di bay ceeb ku ñëw Rosso xam ni Rosso c'est le grenier de la Mauritanie kon nag du ñuy sant yàlla bu baax rek rafetlu égal présence le coordinateur de Expo 2025 nga gis ni tey ku fa ñëw daa gis ni njiitu réew mi programme yi mu ami jagleel ko ndaw ñi wax dëgg yàlla ñu ngi koy traduire à des actes concrets parce que jigéen ñi ñu ngi fa woon gis nañu seen bopp ci mbir mi ndaw ñi ñu ngi fa woon gis nañu seen bopp ci mbir mi te yàggul xam nga njiitu réew mi lu toll ci 200 jeunes jël nañ leen former leen jox leen xaalis jàppale leen ci wàllu mbay fan yee ci gannaaw lu toll ci 500 jeunes jël na leen former leen jox leen ay tool ñuy bay yàggul ay diplômés chômeurs jël nañ leen jox leen ay koppar jox leen ñuy bay kon njiitu réew mi daal bay dundee la wax waaye loolu nga xam ni moom mooy bëgg-bëgg mooy vision à travers le ministère de l'agriculture mu ngi koy jéem traduire à des actes concrets kon nag loolu laa ci ba ñu si jukki en attendant ñu dellu si jaajëfal ci toogaay bi et ki nga xam ni itam moo fi toogal patronat mauritanien ñu jox ko ceeb bu baax a baax alors Mohamed Lamine ce qui s'est passé pendant 3 jours au niveau du stade olympique vous pouvez nous l'expliquer exactement et la vision exactement du patronat mauritanien par rapport à ça. Merci pour l'invitation. En fait, effectivement, que cette expo, c'est la 2e édition de l'expo. Et c'est une initiative qui a été créée par le président du patronat dans l'objectif de faire connaître et rendre visible le produit industriel qui est sorti de l'industrie de la Mauritanie. Donc c'était pour nous un défi, que ce défi on l'a vraiment surmonté. Donc dans la première édition, ça nous donnait une certaine expérience et pour qu'on se prépare davantage pour cette 2e édition. Et les 2 éditions, c'était consacré uniquement pour les nationaux, donc le produit industriel national. Donc,
par rapport aux solutions qu'on a ressorties, c'est que ce qui marque cette deuxième édition, c'est que dans la partie préparation, on a créé une plateforme qui permet aux gens de s'enregistrer et de voir toutes les informations par rapport au programme. Donc c'est pour que ça soit une visibilité et partage d'informations par tous les participants qui souhaitent. Malgré tout ça, on a reçu de demandes ou des enregistrements des étrangers qu'on les a envoyés encore des emails pour leur dire que ça, pour le moment, c'est au niveau national. Cette exposition, ce qui marquait cette deuxième édition, c'est que la présence de petites et moyennes entreprises, de jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes. Donc, le président encore, il nous a donné des instructions qu'il faut réserver des stands gratuitement pour ces jeunes qui sont arrivés à des start-up qui sont arrivés à une certaine étape pour leur permettre d'élargir en quelque sorte leur réseautage et de voir la possibilité encore de trouver des investisseurs qui peuvent les accompagner par rapport à ça. Donc, ce qui vraiment qui a remarqué ça, c'est la présence des femmes, c'est la présence des jeunes, des start-up et qu'il y a tous les niveaux. Donc, on trouve l'industrie dans tout son sens par rapport à les laitiers, vous trouvez les cimenteries, vous trouvez les gens qui font du fer, vous trouvez les gens qui font l'emballage, qui font les tapis, Donc, on était surpris de cette présence, de cette réponse, et que cette deuxième édition a doublé la première. Et ça, c'est pour vous dire que cette exposé rend visible le travail et les produits qui est fabriqué par ce secteur. C'est vrai que ce qui marque encore, c'est qu'il y a des parties de stands qui sont réservées pour l'agriculture et pour la pêche. C'est deux secteurs qui représentent par rapport à ça. Donc, voilà, donc dans cette... et on était surpris encore de la majorité, de la visite des gens, que ce soit des étrangers, que ce soit des nationaux, qui sont visités les stands. Certainement, vous avez pu découvrir ça dans les commentaires qu'on va devoir, qu'il y a une grande masse et que même la population, elle est étonnée, elle est surprise que ça, on doit le fabriquer ici. Deuxième point qu'il faut encore remarquer, c'est qu'entre les opérateurs eux-mêmes, c'est surpris parce qu'ils font des achats de produits, ils les amènent de l'étranger, alors ils ont vu que ça se fabrique encore au niveau national. Donc je prends le cas par exemple pour des entreprises qui font le nettoyage, ils achètent des produits de nettoyage de l'étranger, ils achètent des consommables à l'étranger, alors ils étaient surpris qu'ils ont trouvé des gens qui font ces éléments. Donc, cette visibilité, c'est ce qui manque à notre industrie et on était vraiment honoré par la présence du président de la République qui a insisté encore d'écouter exposant par exposant et d'écouter quels sont les obstacles, quelles sont leurs avancées pour que ceci soit pris en considération et que on surmonte encore ces obstacles que ces industries rencontrent dans leurs activités. Merci. Juste une question avant de vous quitter. On parle ici, on a constaté des milliers de jeunes Mauritaniens aujourd'hui ont envie, mais qui n'ont pas les moyens, certes, d'arriver à un stade. Certainement, à côté des moyens, il y a la question d'être pressé. Alors, même dans la sélection, par exemple, pour pouvoir arriver à cette exposition qui vient de terminer. Et comment se passe, quel message lancez-vous aux jeunes aujourd'hui qui travaillent de façon informelle pour arriver à un niveau où exactement ils vont être pris en compte dans la marche économique? Donc, le conseil que je donne aux jeunes qui ont uniquement l'idée de projet ou qu'ils ont commencé à faire de produire quelque chose qui est artisanal ou un débutant dans ces affaires, de s'approcher des incubateurs. Parce que les incubateurs, ils donnent un appui technique, pour ces jeunes
pour les accompagner dans la partie marketing, pour les accompagner même dans l'emballage de leurs produits, pour leur accompagner tout ce qui est technique qui rentre dans l'entrepreneuriat. Donc, les incubateurs, ils sont là pour faire c'est vrai, tout ça, c'est pour leur rendre à que ce soit une start-up qui est vraiment, qui veulent émerger. Oui. Et en ce moment-là, parce que nous, on était transparents par rapport à la sélection de ces gens-là. On a regardé tout simplement ce qui se passe au niveau du réseau et on a vu qu'il y a tel qui sont émergés, qui sont à certains niveaux, qu'on les a appelés et que le président du patronat a insisté qu'il faut donner ces gens-là les stands gratuitement. Donc, gratuitement, sans payer. Et il a dit que c'est pour leur donner la possibilité de trouver, de faire connaître leur innovation, de leur faire connaître leurs produits et d'essayer encore de trouver des investisseurs ou des associés. Parce qu'on peut avoir l'idée, on a commencé ça petit, et qu'il faut un appui financier ou un complément financier. À ce moment-là, cette opportunité encore, ça peut les aider à avoir ça. Merci. À côté, nous avions aussi quelqu'un qui a participé, vraiment, qui atteint un niveau exactement pour arriver à ce que Habib Sall a dit, wax nga ko léegi ci fànnu ñi nga xam ne ñooy investisseurs yi ñu am solo lool mais dañu dégg ci kàllaamu ci discours Zeyn Abidine mu ne mi ngi lal confiance ak investisseurs yi nga xam ni certes njiitu réew mi lu mu bëgg nga jaar ci léegi mi ngi leen di ñaax waaye mu remercier leen ñu gën a dolli dox bi pour répondre exactement aux besoins. Alors Mohamed Val Ould Kawri Maaro Mauritanie حلوة la qualité أنت كنت بالexposition alors شنو بايتو exactement. شكرا لإتاحة هذه الفرصة للتلفزيون الموريتانية لإتاحة هذه الفرصة. أنا كنت في إكسبو 2025 النسخة الثانية افتتحها فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القجواني وهذا إكسبو هذه هي مرته الثانية وكانت أحسن من ذيك الأولى وفيها قدر من المصانع اللي كانت السنة الماضية ما هي معدلة وعدلت في السنة اللي هي معناها أنها دخلت في هذه إكسبو التالية وهذا يشكر ويذكر توجيهات رئيس الجمهورية وبتفكير عميق من رئيس أرباب العمل الموريتاني زين العابدين وكان نموذج ونحن مولي كدولة فاصلين فيه لأن في هاو السنوات هما عاد فينا نهضة صناعية ما كانت خالقة ولا بد من تخلق لأن نحن عندنا الأرض وعندنا جميع الأمور اللي عندنا التقليدية يلا تصنع ويلا تعدل أمور طارية جديدة. إذن هذا كان مهم هذا إكسبو وراجعين إن شاء الله على نهاية السنة الجاية متخمين إنه يعدل فيه الشيء ما هو اللي كان وينشاف فيه ياسر من المصانع الأخرى اللي طارية واللي عدل تحويلات جديدة. نتكلم عنه هذا اللي ينقال له الأرز الموريتاني وذا اللي ينقال له الخضروات. احنا كيف تعرفوا كاملين مارو موريتاني جايين من بعيد له سنوات مباركينه ونحسنوا ونصنعوا نعدلوه تعدال جيد. كانت عندنا 2020 كانت عندنا حدود 12 إيزين المارو وسنة حالا اليوم هذا في هاو السنوات الأربعة اللي ماضيين عنا تطورنا فيهم من 12 مصنع اللي عاد عندنا اليوم في القوارب ولا في القوارب لا بالقوارب في القوارب وعندنا انيزين شور كهيدي وعندنا ومستعدين عنهم مستقبل على ان شاء الله وينفتح في مناطق الضفه كاملين يعودوا في مصانع. اليوم عندنا 32 مصنع راقيه الجوده من احسن اليوم مصانع تعدال مارو عالميا وبالتالي عاد لا كاليتي ما تينا خايفين عليها وعادت أحسن من الإنتاج اللي
من ثماره اللي كان يجينا من الخارج. ولذا عادة الناس اليوم تختاري إنتاجها الوطني من هذا الإنتاج اللي جايها من مرقب، لأنها ما تعرف له شيء وهذا تعرف له شيء. هذا اللي ينقال له الزراعة. كنا نعدلوا 2020 29 ألف هكتار بين في الحمل والحملات سنتين عندنا 58 ألف هكتار، واليوم بالأرقام دقيقة معدلين 48 ألف هكتار في الحملة الصيفية. معناها أن الحملات السنتين لا يعودوا 96 ألف هكتار. معناها أن هذا شيء قريب من حكم داقر النص. وبالتالي عادت لإنتاجية الأرز الموريتاني ندور نعودوا من أكبر دولة في أفريقيا في إنتاج هذا اللي ينقال الأرز. وعندنا تفكير فعلا أنه يصدر مرقب، لأن في اجتماع الاتحادية مع الوزير الأول المختار اللي جاي هذا الأسبوعات الماضيين، اجتماع معه طرقنا على أن هذا الإنتاج اللي عدلنا وهذا التطور اللي هم مباركين للقطاع كامل. والله قاعد القطاعات كاملة، غير بعد قطاع نحن بصفة خاص عنا يا الله إياك ما نخسروا فيه، وإياك نعود نتم ولا رابحين. عنا نشوفوا الطريقة اللي نصدروا بها شغل الخارج، إياك نعودوا إياك مولي يجيب لنا شيء من العمولات الصعبة ويعود عاد بنتيجته للوطن. إذن هذا هو ذا اللي يتعلق بالأرز. المسألة الثانية عنا مولي الحمد لله عاد عندنا وزارة سيادية. وأنا هون نقول عن السيادة إلين يعود المادة تنتج ذا اللي تعمل. هذا معناه أن عادت فيها السيادة، وعاد هو الأمن الحقيقي، وعلى أنه مهم. وهذا الحمد لله نحن توصلنا له السنوات الأربعة، وهامنا كان إن شاء الله مستقبلا يتقدم عن هذا. المسألة الأخرى اللي الأساسي والأهم هذا اللي ينقالوا الخضروات، وهذا اللي ينقالوا القمح. هذا اللي ينقالوا الخضروات كيف تعرفوا كاملين كان في السنوات الماضية ما هو خالق والناس خايفة منه. احنا ذاك عندنا استراتيجية جديدة من إجبار معانا رئيس الجمهورية اللي تعهدنا له عنا له نعدلوا الخضروات، وعنا له نستثمروا فيهم، اللي بدأت الناس تستثمر فيهم. واللي الحمد لله الدور تعودوا شفتوا رمضان اللي عاقبنا الحمد لله موجود في كل بليده وبأسعار متناول الجميع، وهذا كان مهم. عندنا مشاكل فيه ومباركين لها إن شاء الله ونحلوها. وكنا يامس الناس اللي تجيب بومبوتير والبصل من الخارج، كانت قالت تجيب، قلنا له عنه ما الله ينجاب ما دام هون الموريتانيين عندهم منه شيء. وعدلنا يامس معاهم اتفاقيه الناس اللي كانت تجيب من الرقب لا يتم تشريه من عند المنتجين المحليين، ولا يشتريهم اللي باسعار اسعار مشجعه للمنتج. وفي الاخير وفي الوقت اللي مولي هوين المواطن الموريتاني. والاساسي من هذا كامل شنو هو المواطن الموريتاني، لان فخامه رئيس الجمهوريه ومعالي الوزير الاول المختار اللي جاي ووزير الزراعه، والله قاعد الحكومه كامله ضرك هي الاولويات عندها هو المواطنين. حق هذول الناس اللي مستثمرين مهمين عندهم ويختاروا يستثمروا، يقال الأولوي هو المواطن اللي اليوم الحمد لله ينعم بخير ومواده الحمد لله موجودة. هون الأرز موجود بأعلى الجودة وبأسعار ما شاء الله جيدة، وهون الخضروات بأسعار جيدة هوينة للمواطنين. ومن ناحية مولي الصحية هذه المواد اللي هم صحاح لأنهم بيو، هذا اللي ينقال له مارو موريتاني يبيو ما في اي برودوي شيميك ما هو فيه. وكيف هذا اللي ينقال له الخضروات مملزات هي كذلك ما فيها اي نوع من المواد الحافظه، وبالتالي هذا جيد. ذات عندنا مشاكل هو اللي ينقال له تخزين، هذا ينقال له الخضروات ومباركين شامبر دو فروا لا هي بتنا ولا يعود ان شاء الله تم اللي منه ما انباع لا هي يلتم للمزارعين الين ان شاء الله يعودوا يعودوا لين يخلق السوق، يعودوا يشبه السوق يبيعوا يبيعوه. وبالتالي ان شاء الله فهم تفكير نحن ووزاره الزراعه والوزاره الاولى على انهم تفكير على ان المزارعين الصغار هم اللي عنهم يعودوا ما يخسروا زراعتهم، اياك نعودوا نمشوا القدام في هذه
في هذا اللي ينقال له الزراعه. هم مساله اخرى نختار نذكرها لكم مولي عن هذا اللي قالوا قطاع الزراعه، عنه رافد ياسر من الموريتاني، لان من دافر ياسر، وعلى انه فيه هذا اللي قال له الارز فيه مشتقات، فيه شيء قال له رباص، وفيه شيء قال له نخال، وفيه هذا رباص يعدل به الحيوان، وهذا هو نرجع على ولايه ترارزه اللي تعدل فيها اكثر كميه معدله من كم من طن للسنه للسنه من مارو قلت لك عنه العدل 96,000 سنويا. هاي 96,000 هاي 96,000 ما يقارب دور تعود 300 وشيء 300,000 طن تقريبا، ما نعرف بالضبط بالدقائق غير ذاك. هو معناها على ان نحن موريتاني نقول لك انا على ان هذا اللي قالوا الاكتفاء ذاتي، اللي قالوا مارو على انه عاد خارج. ثانيا اللي عندنا قريب هذا اللي قالوا الحيوان يعدل منه رباص وينحش به، لان اليوم للبان اللي جاي منها كامل جاي لا اساسا من ولايه ترارزه، والسبب هو الحش اللي عاد متوفر من اللي هو رباص، ومن اللي هو الناس لين تقطع ومولي الحيوان يوكل بلد الحشيش وبلد. اذا فم طفره كبيره وانزادت في هاو السنوات اللي قلت لك الاربعه الماضيين، راجين ان شاء الله من عند مولانا التوفيق وهون نشكر الدولة ونشكر الحكومة الدولة رئيس الجمهورية ونشكر معالي الوزير الأول، ونقول لهم عن القطاع أنه مهم وعلى أنه قطاع حيوي وعلى أنه عايشة فيه قريب من نص موريتاني والله قاع أكثر، لأنه مولي هذا إنتاجنا هذا اللي ينقال له الأرز اللي هو اليوم موريتاني كاملة ما عندها مشكلة. حد احنا لين نأمنوا هذا اللي ينقال له مارو موريتاني وهذا اللي ينقال له الخضروات، وعندنا تجربة إن شاء الله مستقبلا فهذا اللي ينقال له القمح لا يمولي إن شاء الله نعدلوه، ولا نعدلوا مصانع للتحويل طماطم، ولا نعدلوا قدر من عندنا ياسر من الأفكار، لأن رئيس الجمهورية عاطي تعليمات على ما يا الله يجي شيء يكون شيء ما يقد يعدلهم، وهذا مدى عاد تتعدلوا ما تات عنده مشكلة. راجلهم إن شاء الله من عند مولانا التوفيق إنه لكم، وأعلن هذا القطاع إن شاء الله ينعم بخير، وأعلن الدولة مولي تم دعمته هون الصا من هذا المقام. نحن هاي الحملة الجاية راجلنا إن شاء الله تنقطع بسلامة وتنقطع ما جاتها السحابيات ما تخسرها، وأعلنها يا الله تنحمى من الحدود من التهريب الأرز وتهريب مواد الخضروات إلين ما تعدل ذاك لا يأثر على المزارعين. وبالتالي هون نطالبوا رئيس الجمهورية والوزارة الأولى وزارة الزراعة ووزير المالية عنه هاي الإنتاجية اللي عندنا عنها تنحمانا، لأنها فيها ياسر من الموريتاني ومدور فيها ياسر من الفضة اللي ما الله يخسر. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله. mbokk yi dégg ngeen li nga xam ni kii di Mouhamed Val Kowri jukki na ko Habib mu mel ni xel mi ngi dal ci réew mi, ndaxte da ngay sentir ni engouement bi am na l'engagement, waaye itam ñu xam ne souveraineté alimentaire lañ ci jublu, jaar na ci ay kàddoom. waaye li ñuy gën rafetlu mbokk yi ci ay lim ci mbir mi ci li mu jukki di leen wax ni mi ngi implanté wu au cœur de l'agriculture à Rosso, yore usine bi nga xam ni mooy SPRM de la société de production de riz mauritanien. gis nañu ceeb bi ceeb bi nekk ceeb boo xam ni buñ ko xoojee rek tabaarkalla macha allah mu yemb nekk na loo xam ni lu am solo la. alors soxna si boo dégloo ki nga xam ni mooy Mohamed Lamine bàyyeekoo ci patronat mauritanien ak ki nga xam ni investisseur la mi ngi ci waar wi dégg nga fi lim ñu mu wax yëpp ak yooyu. tey jii yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ci yoon wi di def transformation ak yooyu bëgg participer aussi ci li nga xam ni mooy jogte fu réew mi ci souveraineté alimentaire ak yenn ci transformation yi, lan ngay wax exactement bi nga dégloo ñaari kilifa yi exactement. Assalamu alaikum. Bandiraɓe calminama no fof, tengte monsieur Wade et ces deux messieurs là, c'est le directeur et lui et Cheikh Habib Sall.
maa ngi leen nuyu onon fof on calminaama machallah ko ɓe kaali ko mi nanii machallah haala maɓɓe kadi haala maɓɓe ne rewi laawol kadi ko ɓe kaali ko kadi ko ɗum tan neɗɗo foti rewde koye maɓɓe waawa dañde kañum waawa heɓde haa to yiɗi heɓde ɗo ko goonga addi kam ɗo aɗa anndi ngommi koye fuɗɗaade mi suwatowo fuɗɗaade haydara to won hay sinno ni woni ko puɗɗimi ni kono wonɗo mi heɓaani e ɗon kadi pour keɓa ɗon alay sago jiya wonɓen yimɓe ene jettiɗo annene ko seesa jarata keɗoɗa jomumen ko kaali ko kadi koɓe kaali ko mi hettimamaɓe no feewi firti tan ko neɗɗo kala kaɗa waɗa yaaru hen seesa jara hen jaam jaam ndewa e wonɓe laaɓi gandanɗa hoore ma tawne poti mbawi holludema laawol ngol han jettoyɗa to paaɗa ɗo e minnene kadi mi faami gilnane e nder haala makko nder haala monsieur le directeur faami e wonde aɓe jiiɗi wallude sukaɓe woni la jeunesse e rewɓe waaɓene amen ni ɓe mbaɗi toon priorité ji mumen ɓe mbaɗaniɓe kadi place uji taw tan ɓe jaɓata ɗum ko wallude yimɓe ɓe malheureusement mi tinani mi participani mais quand même o haali ɗo henne konngol ganduɗa momi wawi minnene famde ko konngol mo haali ngol momi respecte ɗum mi rewa hen ha mo wuuri sallah jaaɓi inchallah minnen mi wawa participe de expo 2026 inchallah merci produit juma ko woni exactement ñebedaye woni moringa anglais ji mbiyata nevedaye une plante qui ne meurt jamais ewa ñebedaye noon ko plante ganduɗa machallah ko nafoore tan woni hen ko ɓeydare tan woni hen ewo hande so wi mbeɗa haala ɗo nafoore muɗum ko ɗo henne ni yimɓe mbalata tawde noon hankkadi ko noon yaari mi woppiri noon tan wona ewo ogane kadi ko condi horom polle e jinjeere e petit cola kañum rendina ɗon kañumne kadi waɗano liptoŋaji ni ewo ko kañum woni ɗo ko ɗiɗo produit ji ko ɗum woni ɗum ɗo jamɗi mbaɗata li ay produit kila moringa mo nekki ni bi moringa la moringa kenn du wax njëriñam nit yëpp xam nañu njëriñam ni muy def si nit ku feebar ak ku feebaru xale ak bu mag amul adulte amul dara ñëpp ñoo koy jëriñoo seulement les femmes enceintes waaw lañ koy femme enceinte mënu ko jël waaye bu xasee ba am doom dina ko dimbali si xale bi ak si moom yëpp ewa lii tamit jinjeer ak petit cola ak xorompol ku ne xam na jinjeer ak petit cola ak xorompol lu muy jëriñ tamit si nit baax na si nit ñoom ñett la mélanger def ko ay infusion moo nekk nii merci alors mbokk yi kii lu tax ñu toogal ko fi dañuy dégg ki nga xam ni mooy Mohamed Lamine fi mu leen jaarale ndax bari nañ ci réew mi c'est des milliers de jeunes comme ça yi nga xam ni ils ont envie wante xamuñu yoon yi exactement yaa ngi wax léegi ni participer woo ci li nga xam ni mooy exposition bi neex na la gis nga ko yëg nga ko neex na la exactement gis naa vidéo yi et puis intéressé no kam par ce que ni jiimi heen won ɓen jiimi yi heen des jeunes ɓe mbaɗi ko ndema mbaɗi ko soble machallah gaddi exposé soble mumen ɓe gaddi ko liɗɗi ɓe gaddi ko légume gaddi tamoroje ɓe gaddi fof mi ƴeewi ɗum mais kono mi alano heen humpiro holno mbawirmi minnen hami participe heen eyi kono joni kam mi faami Allah waɗi mais aɗa yiɗi participade l'année prochaine inchallah l'année prochaine mais avec aussi beaucoup d'évolution bien sûr chercher d'ici là à atteindre le niveau ɗum ñaaguimi Allah ɗo mi wuuri yahata mi ɓuuri ɗo en inchallah hami wawa participe heen alors Habib Sall tënkal li nga xam ni moom la le patronat mauritanien wax à travers son coordinateur qui est là que nous remercions exactement ak vraiment le riz mauritanien nga xam ni yow yaa ngi ci wetam exactement lan ngay jukki waaw lu may jukki mooy sant yàlla rek parce que wa in shakartum la azidanna ndaxte boo xoolee le rétroviseur nga xool Mauritanie démb pour nga gis sax ku bay 100 hectares c'était un problème mais moom dimbali na la parce que ay lim la teg waaw kon tey bu ñu ñëwee tey ba ñuy wax ni
ñuy bay ay milliers de milliers d'hectares lu ñu war a sant yàlla te ay doomaanu Mauritanie ñoo koy liggéey xam-xam baa ngi fi parce que loolu dafay wane rek ni les autorités du ñuy appuyer wu sur la formation professionnelle c'est très important mooy vision au président de la République mooy ñu tàggat nit ñi sur les métiers yi nga xam ne bu ñu génnee du ñuy am liggéey bu ñu la tàggatee nga nekk baykat boo génnee rek yow boo amul sax liggéey mën nga wut sa liggéey bopp di bay bu ñu la tàggatee nga nekk ki nga xam ni da ngay nekk un artisan wala nga nekk leneen donc loolu si vision wu njiitu réew mi la bokk kon ci jëm ci wàllu mbay mi tey ni ko PDG waxee wu société bii ñuy wax SPRM mbay mi lu muy absorbé ci emploi kenn xamul nu mu toll c'est moom mooy le plus grand pourvoyeur d'emploi dans ce pays là l'agriculture te njiitu réew mi loolu la comprendre loolu la xam moo tax mu xiir ndaw ñi ci ngi dem ci li nga xam ne mooy mbay mi léegi lu ñuy wax kay moom mooy lu ñuy ñaan fii ak déwén xibaar bi gën a yaatu ba suñu dëkkaan yi nga xam ni tey coopérative yu ndaw yu nekk yi foofu ñu mën xam xabaar yi ñëw exposé ñëw Nouakchott exposé mais moom il a confirmé que am na ñu jógee foofu ñëw waaw mu gën a yaatu yooyu mooy critères yi nga remplir les critères bu fekkente ni war nga ci bokk nga bokk ci donc amul kii bokk si kii amul boddee ko loolu c'est très important bu si des moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ceeb foofu ci Rosso ñoom tamit ñu ñaan leen coopérative yi ndaw yi nekk yi foofu naam sax ñu ngi si def ay jéego parce que man xam naa par exemple un village comme Brun un village comme Brun par exemple mën nga ko wax ci Hassania mooy pour mu comprendre exactement c'est important نحن شاكرين هاي المنظمة اللي عدل زين عابدين والباترونا موريتانيا وكان انتوكا كانت نشاط زين ما شاء الله وقلت عنه زراعة واللي قبل أكثر من الشغل معنا عنه رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني عرف عن ذاك واللي الناس كامل اللي قد يدخلوا في ايدهم يخلق ذاك قال له تقدم قلت عنه هاو المصنع اللي في القوارب يالتم نعرف عن القوارب يعدلوا ذاك اللي يقدر يعدلوا يقير يزيدوا توه باسكو زيد يشي كمان ديريج زيد حكم لا زيد حكم والله بقول دونك انتوما يالكم تقيسوا كل الناس اللي تعاونيات اللي ضعيفين يختار يعدلوا الشيء يا خير ما عندهم امكانيات ما عندهم باش تعاونوهم منين تعاونوهم لا معاونين تو في موريتانيا وما عندهم معروض اللي يبيعوها لكم يعودوا هم يجبروا الشيء انتم تجبروا الشيء ويخلق ذاك لا collaboration donc Vox pour daaneel rek mooy daal damuy wax ni rek ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ni en tout cas ñu ngi rafetlu le patronat à sa tête Zine Abidine dëgg yàlla vision am leer na ouverture am na foofu nañu gën tàggat xale yi rek gën leen jàppale si en tout cas ñu mën a en tout cas jëm ci kanam mais xam nga man ay yoon bu ma déggee ñu wax patronat bu ma ko waxee man sax d'autres répondent que xamuñu exactement seen njëriñ ci réew mi dafa mel ni lu bees la wala lu fi nekkoon la wala ren la ñu gën a année yi la ñu gën a am visibilité ak farlu exactement. waaw patronat yàgg na fi mais si jamono bi xam nga léegi le monde maintenant est devenu un village. c'est une compétition maintenant c'est petit. Il faut avoir maintenant un président de patronat ba nga xam ni il a une vision il est moderne. Il sait les enjeux du moment et il répond automatiquement à ces enjeux dans le contexte. Donc c'est ce que Zine Abidine a compris te loolu lay def nii. mu ànd ak nag président bi nga xam ni daf ko comprendre ba pare jox ko bopp. jox ko sañ-sañ jox ko mën-mën jox ko fit pour mu mën doxal loolu. loolu moo waral tey boo gisee prôné na ay projets yi nga xam ni fii tey jeunes yi patronat bi ñoo leen di former mettre leen dans le marché du travail pour ñu mën a en tout cas expérimenter li nga xam ne moom la ñu kon tey réew Mauritanie si phase transition bi mu nekk nii. transformation bi mu nekk nii. ñun les nga xam ni ay baykat lañu ak jeunes yi dañ ko war a accompagner on les forme ñu accompagner que ñu oublier certaines idées rétrogrades ñu xam ni c'est la Mauritanie qui est devant on doit tous regarder l'intérêt de la Mauritanie. idée rétrogradée déjà par rapport à mooy ndaw yi nga xam ne ñoo toog seen zone de confort non il y a des jeunes qui sont dans leur zone de confort taxaw di xaar lu nekk alors il faut pas attendre il faut aller chercher l'information. Il faut aller chercher les voies et moyens. Il faut aller chercher, fouilleter dans les programmes de l'État li nga xam ne moo la ci intéressé. L'État
offre beaucoup d'opportunités à travers mon projet Mon Avenir. Combien de jeunes ont été financés? Tout récemment 500 jeunes financés na leen jox leen xaalis. yàggul 200 autres jox na leen ay xaalis pour ñu dem bay. Je connais des jeunes yi nga xam ne bénéficié wu nañu. 5e étape. Et pourtant c'est des jeunes yi nga xam ni ils rentrent dans le net, ils voient l'information, ils participent et ils trouvent la chance. Donc noonu jóg seen zone de confort. État bi duñu war a xam ni contexte bi ngi nekk état bi. sécurité bu ñu taxawee rek. gàcce ngalaama. jërëjëf ñi ngi ñu dese nun mooy. effectivement moom mooy nun ñu dem liggéey. bàyyi coow. Alors allez travailler encore. Travailler, c'est important. Une alerte pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est important. Alors mbokk yi ñu ngi jaajëfal li nga xam ni moom la ñuy seetlu jamono yi ci fànn bu ne gis ngeen le PM Mokhtar Ndiaye yëngu-yëngu yi ak inauguration yi ci yenn ci béréb yi bokk na ci loo xam ni rek aji ndaw yi war nañu taaw mbir mi ànd ci ak li nga xam ni rek mooy le développement du pays à répondre exactement à la souveraineté alimentaire ñu jaajëfal industriels yi waaye itam sur l'exportation aussi également. Oui monsieur Khoury. شكرا اولا اختار نقول لك وتعلن هذا اكسبو اللي عدلنا عن باسمنا نحن اتحاد ارباب العمل كامل واتحاديات كامله واتحاديه الزراعه والناس اللي كامله عرضت فيه عني باسمها كامله شكل رئيس الجمهوريه اللي هذا اكسبو اللي جاه اللي ما بقى فيه معرض واحد مجاله له وتكلم معاهم وصلت لهم وطرحوا عليه مشاكلهم وعدل معاهم فيه كون مثلا يسألهم عن المشاكل اللي عندهم وذاك اللي كامل قال انه قد يعدل عنه دور يعدل جهات كامله المعنيه. هذا احنا شاكرين عليه رئيس الجمهوريه لانه وروايه صعيبه لان المعرض فيه ما بقى فيه مترين ولا لا عندهم رقاش واقف ما وقف عليه وشد معاه الاخبار وهذا شاكرين عليه باسم الاتحاد وباسم الاتحاديات كاملين وباسمي شخصيا. ما يتعلق بالتعاونيات والتمويل اختار شوي نقول لك في شيء اختار نقول لك كي قال الاخ انا مشاطره معاه على ان يلا التعاونيات يندعموا من الناس اللي رجال الاعمال اللي فهم منها تدعمهم. الناس فهم معدل ما هم مسألتين هم تمويلين هم تمويل هذا اللي ينقال له السدد ويمول التعاونيات ويمول الناس اللي تحت لا شوي معناها 10 هكتارات و20 وكذا معناها التعاونيات كامله اللي موجوده عاطيها التمويل الين تقطع تخلص. وفهم مولي نحن باللي عندي نموذج من هذا في مصنع وفي مصانع الاخرى كامله موجوده هم التعاونيات مولي ما فهم هم خيارات للتعاونيات كلها يقيس مصنع ويتعامل معاه يعطيه البرودوي يعطيه يشري له صماص ويشري له انجري ويقلب له ويحصد له اذا عاد ما عنده الحاصدات. هذا منهم يختاروا هذا عدلوه لهم كاملين لين يفوت يقطع يجيبوهم واللي هم ويبيعوا لي يقعد باقي نمشي نعطى لهم. هذا هو تعاوننا هم مع هذا. C'est important. Est-ce que l'information passe exactement? غير مولي لا نقول الخونه اعلن القرض اللي سدد اللي معدله قط خلق قرض فيها ماضي وخلقت فيه شيء ما هو صالح وعاد مقبول ذاك طريقه اخرى يلي لاهي قد تصلح. وحالا عندنا اتخمام بين نحن والدوله الاتحاديه والدوله على ان يخلق قرض ويعود احنا طالبينه يعود فيه تمويلات طويله الامد متوسطه الى غير ذلك. معنا تمويلات كامله للشن كل رقاش يمول يسوى التعاونيه الصغيره ويسوى ذاك اللي عنده ياسر من الحريثه ويسوى ذاك اللي عنده يشتري مصنزات ولا تراكتور. اذا هذا عندنا حالا تفكير فيه في مصنع وفي سيرانس مولي مبارك يعدل اياك الناس تعود الى خسرت مولي يعوض لها الاسيرانس يهلي لابد من يعود فم مولي لابد من يعود فم اسيرانس ولا بد من يعود فم جارانتي للمزارعين اذا فاتوا لين خسروا. اذا هذا احنا مباركينه وراجين ان شاء الله على ان نتوفقوا فيه احنا وحكومتنا. وظاهر لي انا والله قاعد مقرش على ان هاي الحكومه اللي حالا اللي واحله فيه هو للشانتيه واحله في العمل واحله في الاقتصاد ينزاد وواحله
به اللي ذاك نواكشوط. أنا أعطيكم قاع مثال بعد قطاعنا احنا اللي فيه من أحسن وضعية قطعات فيها هاي اللي في الفترة اللي فيها ذاك، لأن عندنا نتخموا عنا نصدروا إنتاج هذا المارو وعندنا واحد اللي في أخباره. اختار من اللي نقول لك هذا قاع بادع للدنيا كاملة على أن نواكشوط اليوم انتم كاملين تعرفوا عن نواكشوط الاستغلال شانتيه يقير اليوم شانتيه كامله، معناها انها اليوم مبارك في جميع قطاعاته كلها مبارك يبتنا مولي في اجال صيفه ولاهي ان شاء الله تعود نواكشوط واجهته ان شاء الله بين هون السنه والله هنتين لا تعود ان شاء الله من احسن الدول اللي في حولنا ذاك هو اللي راجين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alors mbokk yi dégg ngeen ko fi mu daaneel léegi am na solo parce que mouvance la voilà on veut que notre pays soit un pays de référence par rapport à l'Afrique, au monde entier. C'est possible en tout cas. Alors monsieur le coordinateur Mohamed Lamine, on a toujours envie de vous demander si vous êtes sorti satisfait de cette expo 2025. Exactement. Il y a eu des anomalies et qu'est-ce qu'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qui n'a pas répondu. En tout cas, au visu, on a vu que ça va, mais sur votre langue, voilà. Donc effectivement que nous, à l'issue de cette activité, de cet événement, on est sorti satisfait. Et on est sorti même d'une leçon que par rapport à l'expo, la première édition, que l'industrie a doublé. Parce qu'on a vu, il y a 50% des exposants, c'est de nouveaux qui n'ont pas participé à l'année passée. On est satisfait parce que encore à la dernière, hier soir, on a fait en quelque sorte un dîner débat avec le gouvernement, dans lequel quels sont les problèmes, parmi les problèmes qui rencontrent l'industrie, on a eu une assurance par rapport au gouvernement durant les débats d'hier, parce que celui de l'énergie, il nous a rassuré par rapport à l'énergie. Tu sais que pour l'industrie, il faut l'énergie, il faut la main-d'œuvre. Donc ça, c'est des intrants qui sont importants dans ça. Donc on a eu une rassurance par rapport à truc de l'énergie, qu'il y aura une baisse d'énergie et qu'il y aura encore une triple conversion d'énergie où ça va aider à la mise en place de nouveaux usines, transformateurs et qui vont absorber encore beaucoup de la main-d'œuvre. Et le fait encore que l'État sépare entre le ministère de l'Emploi et le ministère de la Formation, ça aussi c'est quelque chose de rassurant. Oui. Et nous, on a signé pas mal de conventions avec le ministère de la Formation professionnelle sur on voulait vraiment on a signé des conventions sur 10 programmes de formation qui vont être basés sur le besoin de l'économie, pas sur les besoins ramassés comme ça, mais c'est nos membres, nos membres qui ont exprimé le besoin. Donc il y aura 10 programmes dans le domaine des bâtiments, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services, du commerce, d'agriculture. Donc il y aura 10 domaines où il y a un programme. Parmi ces programmes, ils ont déjà commencé par rapport à ça. Et nous encore, on est satisfait parce que on est maintenant, on est rassuré que de l'industrialisation de notre économie. Et que nos produits, ils sont des produits encore qui sont concurrentiels, qui peuvent partir à la question. Et surtout par rapport à notre position géographique de la Mauritanie, qu'on est ouvert à un marché très grand, qui est l'Afrique. Donc, et nos produits, ils vont être compétitifs par rapport et ils vont être en score, un passage dans l'Afrique et dans le Maghreb, dans les voisins et de l'Europe. Donc, notre position géographique, elle est favorable. Et aussi, les améliorations que tu t'es fait sur le code d'investissement encore,
ça aide l'investisseur à venir ici en Mauritanie pour s'investir. Donc, on est rassuré, on est satisfait de cet événement et qu'on est en train de travailler maintenant sur le futur. Ce futur, ça va parce qu'on va faire une certaine ouverture pour les étrangers. Mais cette fois-ci, ils ne sont toujours pas une possibilité d'exposer, mais juste de voir. De voir et d'essayer de faire de B2B avec les investisseurs mauritaniens. Mais donc c'est tout ce projet qu'on a fait, parce que les 2 éditions qu'on a fait, c'est pour faire connaître le produit aux citoyens mauritaniens, à notre gouvernement. C'est une priorité. Donc les 2 éditions, cette dernière édition, on est maintenant satisfait de cette truc. Donc, et tous les médias et tous les gens maintenant parlent et surpris de résultats que ce soit. Donc maintenant, on voulait faire cette ouverture encore à l'étranger. On va inviter les étrangers qui vont venir voir, visiter. Les ouvrir maintenant voilà. à la compétition internationale. Parce que le patronat dispose encore, ça c'est toujours dans les programmes de notre président, Zain Al-Abidine, c'est qu'il a une ouverture, comme il a dit tantôt mon collaborateur M. Sabid, c'est qu'il a une vision sur l'ouverture des étrangers et de faire connaître l'investissement en Mauritanie, les opportunités d'investissement en Mauritanie. Et durant tous ces forums qu'on a participé et qu'on a créé, on a créé ce qu'on appelle des conseils, des hommes d'affaires entre les 2 pays là où on visite, soit qui sont venus ici. Ces pays et ce conseil, on va les informer, on va les envoyer des invitations, on va l'accueillir ici pour venir visiter et voir les possibilités et de faire. On va les accompagner pour faire le B2B et on va les accompagner encore pour faire le B2J, pour qu'ils voient par rapport au privé, voilà ce qui existe, mais par rapport au gouvernement, quelles sont les opportunités que notre gouvernement dispose par rapport à ça. Donc, en tout cas, merci, nous vous remercions. Peut-être un dernier mot avant de terminer. Oui, avant de terminer, le dernier mot, c'est que je félicite d'abord la télévision et je félicite le peuple mauritanien d'avoir venir et suivre et assister à ce truc. Et on les assure que pour le prochain, comme je viens de dire, qu'on va faire une nouvelle édition, que non seulement pour les nationaux, mais il y aura une ouverture, s'ouvrir aux investisseurs, s'ouvrir à l'étranger pour nos voisins, pour qu'ils viennent voir qu'est-ce qu'on peut faire et de voir la possibilité de faire plus de c'est sûr que ça fera la et là, avec la volonté du gouvernement, on est rassuré. On a rassuré d'attirer les investisseurs et d'améliorer, de faire connaître davantage notre produit et d'améliorer encore l'industrie au niveau de la Mauritanie. L'industrie mauritanienne, voilà. C'est important. Alors, madame, un dernier mot, normalement. Vous connaissez le patronat mauritanien, Ada Andidoum? Zain Abidine, le patronat? Zain Abidine, oui, je connais le nom. Oui. Je connais le nom, ben Andi Indemoko. Alors, demain ou après-demain, il faut aller voir ce qui se fait là-bas, certainement. Alors, Halama Dumdo? Halam Batiniɗo. Eyyi ñagotom tan ko kamɓe ardiɓe woni kamɓe ndeɓe tan ballata minen fuɗɗotoɓe surtout minen rewɓe les débutants surtout kadi rewɓe aussi les femmes surtout les femmes faut beaucoup les aider et puis mballon min tan no min avanceri il va recouper certainement excité par cet appel. Voilà. Non, c'est pour assurer au niveau du patronat, on a une fédération dédiée pour les femmes. Donc une fédération pour les femmes et une fédération pour les jeunes. Et les 14 restants de fédérations, ce sont des fédérations sectorielles. Donc tu trouves l'agriculture, la pêche, l'industrie, le bâtiment. Mais il y a une fédération uniquement pour les femmes où elle est diversifiée. Donc il y a différentes activités des femmes où il y a voilà. Voilà, merci au patronat. Comme on est privilégié, merci au patronat. Haalam battindiɗo koɓe jarama machallah mi nani haala mabɓe kadi momi rew hen sallah jaaɓi inchallah sabla jaaɓi vive le ñeɓeɗay ça va dans l'ensemble. Voilà, ça mais va. L'espoir est d'industrialiser et d'avoir une... Vous trouvez à Rosso ou quelque part? Souvent, à côté de lui, là, Kauri?
Non, souvent, Il y en a pas à Rosso? non, souvent j'envoie là-bas mes produits produits. Il y a des gens qui commandent là-bas Merci. souvent. Merci en tout cas. Oui. Bravo Merci la à femme vous. mauritanienne, exactement. Elles Merci ont beaucoup. envie d'émerger. Oui. Voilà, merci. Alors, Habib, un dernier mot. Voilà, merci. rek vraiment bokk ak plateau Ah oui. le coordinateur du Expo 2025 ak Mohamed Kawri di wax rek ni en tout cas Mauritanie dafa soxla ay doomam Ouais, vraiment. nañu daje sur l'essentiel et puis liggéey parce que loolu la le président de la République bëgg loolu aussi mooy tax réew mi jëm kanam parce que du ñu nekk ci monde bi nga xam ni c'est un monde en compétition lépp dafa gaaw lépp dafay gaaw romb kon nag bu ñu amee ay njiit yi nga xam taxaw na ñu am vision comme le patronat qui ont compris qui veulent vraiment concurrencer avec le monde extérieur donc nous on doit se préparer pour que demain ñoom bu ñu ñëwee ils trouvent que nous déjà on est prêts avec notre industrie voilà. avec notre patronat Finalité avec notre bien. état Voilà. pour qu'on puisse être compétitif Merci beaucoup. donc je pense Merci que loolu la beaucoup. et puis ñu ngi sant bu baax télévision nationale de Mauritanie Jërëjëf. di sant ñëpp ñi nga xam ni ils ont participé au expo di ñaanal ñi nga xam ni comme suñu sœur bi Mbodj nga xam ni amul possibilité bokk ren bu déwénee incha allah mu bokk si ñi nga xam ni Inch'Allah. Alors, monsieur Kawri, شكرا تفضل. كلام آخر. شكرا انا شاكر التلفزيون الموريتانيه على اتاحه لنا هاي الفرصه Merci. وراجل ان شاء الله هاي الجماعه اللي هون ان شاء الله تنعم بخير وكلها ان شاء الله يعود هو واخوه وصاحبه يجابروا فيما بيناتهم وكلهم ذاك اللي قاعد يعدل الاخر يعدلوا ونحن بعد كاتحاديه منفتحين على جميع الضيف اللي معانا كامل وعن اي حد منها جاء فم ارحب به وذاك اللي قد يعدلوا كامل مش يقدرون يعدلوا ومن خلالكم هون ومن خلال هذا المقام مرة أخرى شاكر رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني ومعالي الوزير الأول على زادهم ومتابعتهم لهاي القطاعات اللي مهمة واللي مهمة عنده الموريتاني كاملة واللي اليوم شاوانتي كامل الحمد لله وهذا مهم لهذا البلد وفاصل فيه وراجين إن شاء الله لهم كاملين التوفيق والنجاح فيه وهذا البلد ينعم بخير ولا عنده الحمد لله مشاكل وهذا بعد القطاع اللي أنا فيه قد قاعد يغنيه كامل وشكرا. هو ما راهو جيش خارج؟ لا ما فات عاد يمرق إن شاء الله. غير بعد لا يمرق إن شاء الله. إن شاء الله. Pour l'exportation en tout cas, c'est important. إن شاء الله. yaa ngi wax léegi dem na Sénégal. هاي السنة الماضية خالق فترة السنغال كان عندهم مشكلة معروف والناس جاوا يشروا معروف يجوا بالسنغال. Normalement, en tout cas, tous nos encouragements vraiment au patronat mauritanien mbokk yi am di jàmm yi ñu àndoon ak l'Expo 2025 dégg ngeen le coordinateur li mu ci jukki mu am solo lool waaye di rafetlu toogaay bi également boo xoolee de façon inclusive on n'est pas gêné normalement une Mauritanie unie. Voilà, pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de développement sans pour autant la solidarité, raccorder voilà, les piquets, c'est important. Voilà, télévision de Mauritanie, ñu jox leen cër di amoon mbégte di dalal Mohamed Lamine Derkly, il est le directeur de la formation fële ca patronat mauritanien ak emploi waaye itam mu doon coordonné lépp li nga xam ni moo nekkoon moom ngeen di gis suñu gannaaw cette exposition nga xam ni on n'a plus rien à envier à d'autres pays. Voilà, on fonce pour que notre pays puisse répondre à la souveraineté alimentaire. Voilà, et s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Yàlla nañu ko yàlla may déwén inchallah rabbi à l'Expo 2026 comme ni mu ko waxee. Mohamed Val Kawri, il est le premier vice-président de la Fédération mauritanienne d'agriculture ak mu nekk investisseur ci fànnu mbay mi di ko béggee. Habib Saliou Sall. En l'occurrence, président de coopérative, waaye itam mu nekk koo xam ni il avait bien participé à cette expo ak mbégte. Alors, madame Néné Djibéry Mbodj, secteur bi nga xam ni foofu la nekk mooy tout tànk yi nga xam ni ñu ngi ci yoon wi incha allah rabbi vous allez y arriver. Bravo aux femmes mauritaniennes. Voilà, merci. mbokk yi am di jàmm ñu ñaanal leen jàmm Ibrahima Idriss seen télévision Al Mauritania. Assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.